ñu liggéey nañu war a liggéeyee waaye démb daal am nañ donc lu ñu bett avec l'arrivée donc du docteur Babacar Diop maire de la ville de Thiès waaw parce que invité nañ ko ñu ñëw war a dalal les leaders nationaux waaye ci biir liggéey bi daal am na ci donc ay gàllankoor yoo xam ni baax na sénégalais yi ak Thiès waaye surtout xam donc lan moo xew parce que ñëpp xam nañ convoi ni muy demee. Surtout bu ay kilifa jugee au niveau national war a ñëw protocole bi nan lay demee protocole bi ni mu waroon a demee mooy oto bi nga xam ni moo def journaliste yi jugee Dakar ak juge fépp ci Sénégal ñoom ñoo waroon a jiitu oto leader yi topp ci mooy bu ma waxee ne leader yi mooy ki nga xam ni mooy Birame Souleye Diop di tête de liste départementale journaliste yi donc ay image am la ñu soxla woon. moom oto bi mu nekkoon Ousmane Sonko donc moo ko ci accompagné woon journalistes yi donc ñaan ñu ne ñu liggéey bi donc noonu la war a demee parce que ñoom image yu Birame Souleye la ñu soxla donc ak Ousmane Sonko ak leader yi topp ci seen ginnaaw biñ ñëwee nag war a tëral loolu ñaari xale yi àndoon ak Babacar Diop nekk ay caméramanam nekk ay journalistes am di ànd ak moom saa su nekk ñooñu ñoo taxaw ne loolu du fi dal ñoom seen oto Babacar Diop. mooy topp auto journaliste yi ñu nekk ci wax jooju wax nañ ci donc plus de 30 voire 50 minutes di négocier affaire bi te ticc te li tax mu gën a doy waar mooy xale yooyu dañoo taxaw ci kanamu oto bi wax ak chauffeur bi wax ak garde corps Babacar Diop bi ñuy travailler de connivence à ce que convoi bi bañ a avancer saa yu gars yi jéemee tenté avancer war ko wër. génn ca côté gauche ba donc chauffeur bi da leen ni kar coupé tali bi def na ko defati ko journalistes yi donc mën a ñëw liggéey ñun ñëpp donc ñu nekk ci lijjanti loolu donc mbir mi dëgër il a fallu Birame Souleye moo wàcc wax situation bi ni mu demee ñu expliquer ko mu dem wax ak Ousmane Sonko ñoom pour ñu décanter situation bi ñoom dañoo préférer ñoom wàcc seeni oto dox nañ lu tollook kilomètre donc nit ñi di dox ànd ak ñoom. convoi bi di daw normal bi ñu demee nag ba xam ni donc nit ñaa ngi commencé bari ku nekk bëgg kaa gis ñu demandawaat ko mu yéegaat ci kaw oto bi bu mu yéegee donc ci kaw oto bi boobu fekkee ne oto Babacar Diop sori na xamul sax donc lan moo xew ci ginnaaw bi mu soree après ñu waxaat nu mu tudd Birame Souleye mu yéegaat ci kaw ànd ak Ousmane Sonko pour nit ñi donc mën kaa gën a gis ñuy dox donc di avancer normalement léegi nag bi ñuy accès fee ñuy wax donc rond-point Nguent la même situation donc s'est reproduit mooy lan bëggoon nañoo def foofu donc déclaration de presse ñu ni sonorisation bi donc dafa sori léegi nañu dem fekki leen chauffeur bi taxawaat fa mu taxawoon muy chauffeur Babacar Diop bi donc bloqué convoi bi ñu demandé que à ce que mu avancé donc mu bañ a avancé saa yu ñu ko bëggee wër gauche wala droite toujours donc da leen di kar sécurité bi nag donc def seen liggéey jéem a wax waa ji donc mu doxal yoon c'est ce qu'il a refusé te li ci gën a doy waar mooy chauffeur bi da doon foncer ci foule bi nit ñi nga xam ni ñoo ñëwoon pour teeru les leaders chauffeur bi da doon foncer ci seen kaw à gauche donc et à droite bi mu foncer donc ci seen kaw la benn xale daanu bi mu daanoo xam naa donc xolam naqari na mu jël donc benn affaire donc dóor ko ci pare-brise bi. donc coow lépp daal dañoo bëgg Thiès waaye ñu xam ne donc nii la demee ñun ñi nga xam ni ñoo waroon a dalal les leaders nationaux de la coalition Yewwi Askan Wi suñu yéene moo nekkoon ñu présenter les leaders nationaux aux populations thiessoises def Thiès Nord def Thiès Est def Thiès Ouest malheureusement blocage yooyu nga xam ni waa Kër Babacar Diop donc indi nañ ko. moo waral donc mujj ñoo wër Thiès gépp donc population thiessoise loolu vraiment nekkul woon suñu yéene moo nekkoon wax dëgg yàlla ñu ñëw ànd ak yéen présenter leen donc seeni leader ngeen gis leen teral leen teeru leen ñu génn Thiès donc ci jàmm ak salaam mais lii xew na donc doonul loo xam ne donc neex na kenn. mais ñoom ci seeni wax dañ ni garde corps Sonko yi dañ leen a saccagé. ba am ñu ci jot a gaañ ba ñu dem police porte plainte. waaw xam nga sécurité moom sécurité la rek
wax dëgg yàlla sécurité bu ñëwee dafay veiller à ce que mbir mi dox normal mais bu ñu gisee ni lii moom moo bloqué mbir mi ñoom dañuy def ñoom seen liggéey mooy def lépp pour que mbir mi dox donc ci kaw loolu donc la xëccoo am la buuxante am te ku wax xëccoo ak buuxante xëy na ñoo xam ni donc dinañ ci am loo xam ne donc du leen neex waaw nii daal donc la mbir mi demee mais wax dëgg yàlla buñ ñu bàyyi woon ñun ñu def suñu liggéey luñ ko ñaan mu may ñu ko yaakaar naa donc dinañ liggéey ba mu jeex te kenn du ci am problème. mbir yi daal buñ ko déggee sabotage la gën a nuru. waaw sabotage daal wax dëgg yàlla ku waxal yàlla rek donc xam ni lii moom dafa mel ni loo xam ne la ñoom ñoo ko tey sabotage donc la gën a nuru te vraiment doon na loo xam ne ñun bett nañu trop ñun ñi nga xam ne wax dëgg yàlla yàgg nañoo liggéey ak moom ci local yi. vraiment amuñu woon benn problème mais bu ñu ñëwee ba lii xew-xew investiture jàll ci suñu ginnaaw ragal yaakaaroon nañ donc rafetal ñu avancé xool li ci kanam xool li nga xam ni moom la population yi bëgg ñun ñëpp ñu nekk ci pour qu'au soir du 31 juillet donc yàlla